gis nga xale yi da ngeen choisir benn thème le monde d'aujourd'hui et la place de la spiritualité dans la formation ou bien chez les jeunes xam nga mënoon nettali rek yéen seen trajet mooy thème bi ah ñaari xaleel ñëw ni dañu bëgg ma ñaanal leen pour que ñu am BFM suñu amee BFM dem seconde suñu demee seconde dem terminal suñu demee terminal dem première am bac suñu demee bac di dem ba am seen master 2 mais loolu mooy ban préoccupation c'est la préoccupation de l'excellence des ressources humaines ay xaleel am intention boobu première association avec la spiritualité xam nañ ni seen xel dong ak seen pexe dong du leen ko may ki kay may mooy suñu borom tabaraka wa taala mënoon noonu dem rek def seen examen dañuy waaye ñaanal nu ñu réussir si examen man leen kaay leen ma ñaanaleen mais waaye bëgg ngeen ñaan wi nangu ñu ne ma waaw man leen defar leen daayira donc je leur ai servi la spiritualité bi ñu ñëwee di ñaan lu si seen jàng pour être des ressources humaines demain man leen nag boole leen si la dimension spirituelle vous serez des cadres techniquement compétents politiquement conscients waaye spirituellement outillés yéen a ngi dégg wax bi man leen defal leen daayira ñaari xale yi toog man leen dem leen defal daayira bi daa dem bi ñu demee dellu si bu nekk bi ñëw Bilal moo ñëwoon ne ma xale yi fi ñëwoon ba ki dem dellu si waat noonu man leen ànd ñu daal di ñëw man leen lu leen indi mu ne da nga waxoon ñu defal daayira ma ni waaw mu ne ma ñun defar noonu daayira ma ni ko man dam noonu fore mu ne ma ñun foowunu defar noonu daayira man leen fu ngeen dëkk ñun ma Grand Yoff ba ne Grand Yoff de am na sama ñaari waajur yu fa nekk góor gi Moustapha Camara ak góor gi Chief Gueye moo leen ñu ñëw ñoom ñaar yëpp mën leen dama leen bëgg denc daayira mais bi ma gisee la différence d'âge entre xale yi nekk au niveau du BFM c'est-à-dire 13-14 ans ak ñoom seen âge nga gis seen éducation ak seen formation mun ma dinaa si def lu ma mën Chief Gueye wax góor gi Chief Gueye wax leen si def lu mu mën waaye góor gi ndeysaan tuuti rek yàlla yóbbu ko waaye mu bàyyi fi doomam Khalifa gis naa ko léegi mu mel ne ambassadeur la dafa xamoon ni day dem mu tabb ko si biir daayira góor gi ma dénk ko mu rëy si moom mu dénk ko ku rëy si moom di Boubacar Camara ñu def si lu rëy te gis nga daayira boobu sëñ bi jur na ay cadre yu bare ndax ñi ko dirigé ñoom Moustapha Ndiongo ak ñoom Cheikh Tidiane Diop ñooy les premiers daayira de ce daayira dañu dem bi ñu demee en France seen xel nekkul su dul xadara seen xel nekkul su dul wasifa ñu ñaan ma ni ma nanu xadara ma neen xadara bari danay jafe ñun ma soo ko ñaane rek moi waaw si juróom yi sa maam dénkaane sa waayu daayira si la bokk ñu ñëw taxawal daayira bu am une dimension boo xam ne bi soo gisee cadre yi si génn ñoom Fama Ngom ak ñoom Nafissatou Niang ñoom Ndeye Khady Touré Ndeye Khady Touré bii toog mooy la première secrétaire générale daayira bi si biir daayira bi da nga ko formé waaw bi mu ko gisee daal affaire dama ko parce que moom yëg na ni daayira bee nekk par continuation daayira bi ku bokk si bee bokk si bi xool ensemble dimension bi mu jël te ensemble bi muy bokk si daayira bi ñi si gënoon nekk xaleel la bokkoon
maa nekk damay aw Samb da nga mi ngi nekkoon 4e man ka awa dama jàngi nga def bokk si daayira mënu ma bàyyi ma bokk si daayira rek mu dem foofu ñu encadré ba tey c'est l'un des cadres les plus importants de la France parce que cadre important mooy la mooy service boo présenté sa CV rek ñu jënd dañ lay xëccoo duñ ko sax gëmee ñoo ñëpp di meññeentu daayira bi ak ñi nga xam ne fii la leen formé ñoom Souleymane Gueye ñoom ñëpp ñoom xëy waaw ñoom maam Ndak Ndeye Ndak ñoom ñëpp ñu formé bi kon nettali seen jaar-jaar mooy thème conférence bi comment en voulant être des cadres de renom de ce pays vous êtes outillés, vous êtes équipés de la dimension spirituelle qui vous permettra d'évoluer librement dans la société sénégalaise. danaa si dellu si waat d'une manière précise xam nga nag du ñaata temps ngeen ma may mais man tey dama ñëw pour waxtaan et je suis conscient qu'on est dimanche que ëllëg ñëpp dañuy liggéey waaye am na benn message bu am solo bu nga xam ne bii bëgg naa ko transmettre lan mooy spiritualité fan la jógee lan mooy base am dans l'islam est-ce que am na ay fondements dans le Coran est-ce que am na ay fondements ci hadith est-ce que am na ay fondements dans la vie du prophète nan la évoluer ba àgg ci confrère la dimension individuelle du tasawuf nga toog téye sa kurus comme ñoom Ghazali comme ñoom Ibn Arabi c'était pas collectif ku nekk di jàmm ba àgg ci yàlla di dem ba mu tombé ci loxo Abdou Khadir Jeylani moo créé confrère yi nan la ko créé quels sont les fondements essentiels l'amour du prophète l'amour tout court nan la accès ci Ahmed Tijani nan la accès ci El Hadj Oumar Fouti nan la ñu passante le relais le témoin nan la ñëwee ba si Seydi Hadji Malick ak nan la ban liggéey la si Sëñ Babacar liggéey ak nan la accès ba si Sëñ Moustapha ak si ba si loolu mooy le plan parce que exposé bi dafa indaale plan dafa ni le monde d'aujourd'hui est la place ou bien le rôle, la place de la jeunesse dans la spiritualité. Quelle spiritualité pour la jeunesse? Quelle spiritualité dans cette jeunesse? Il faut que nous regardions le monde d'aujourd'hui, bon monde là. Là, moi, spiritualité. De toutes les spiritualités, quelle est la fonction de la Tijaniya? Pourquoi moi, je dugal nga leen si confrère ci confrère waxal ci borom waaw dugal nga leen si confrère yi dugal nga leen si spiritualité je voulais bien avoir le temps de traiter de tout cela mais nag ma nuyoo ba pare ñu ngi nuyu imam Mbaye Dieng ak wax yu rafet yi nga xam ne yëkkati na wax ko ak ñaan bi nu ñaanal ñaan boobu yal na ko yàlla nangu imam Daouda Ndoye bu Pout imam Mademba Thiam waaw moom daf nuy wettali ndax daf nuy fàttali suñu Cheikh daf nuy fàttali suñu Pape Abdou waaw suñu ko xamee rek suñ teewee rek ñun bët boobu lañ koy xool waaw di représenté itam Ganket di nuyu imam Yoro Seck HLM Patte d'Oie di nuyu muxaddam yi njabootu Cheikh Seydi Mouhamed Moussa Ba bi fi teew yëpp di nuyu nag suñu waajur El Hadj Moustapha Camara xam nga góor gi ñi ñooy ñan xam nga sa doom yi la war ñooy ñan ñooy doomu mag Sëñ Moustapha moo tudde woon ñi nga xam ni mag ñi ñoo leen meññi doomu mag ñi
dafa am lu nga xam ne nii jot nga si waaye sa waajur moo ko liggéey te sa waajur nan la ko liggéeyee tarbiyu la ko liggéeyee ba nu nangul ko tarbiyu sunu maam Ngunta Jóob dafa topp si Hajji Malick di ko tarbiyu xam nga soo dee tarbiyu am na ñu nga xam ne ñi daan dem ba mbokk yi dañuy ñëñ ñi waaw naan ko Ngunta toppal Alaaji Malick bi rek ba taal ne sa tool dana booy si Hajji Malick yëg ko ni toolu Ngunta dana booy waaye soxla Ngunta du booy toolam dana booy waaye soxlaam du booy foo gis sëtu Ngunta ñoom Bay Jóob Jamil ñoom Dan Jóob Mansour et cetera ku nekk industriel la ku nekk teg nga étage waaw mu ni ko soxlaam lu booy de te soxlaam booy lu ba tey mais dafa am lu nga xam ne ngëm moo koy mottali sunu maam Ngunta dafa am fas bu nga xam ne bii su daan dawal service à la fois sa maam Seydi Hadji Malick ak sa maam Malick Sall bi ñu tuddee maam Malick bii mu toog benn bés rek ñu sàcc fas bi mu ni Seydi Hadji Malick sa fas wa dee sàcc nan ko su yóbboo nga topp ma dem wuti ko Seydi Hadji Malick ni danaa ko topp waa ji sàcc fas wi ñëw ba Pire jaay fa fas wi waaye ki mu jaay fas wi fas wu rafet di taalibe Seydi Hadji Malick waa ji xool fas wi ak ni mu rafetee mu ni kii daal sama sën rek laa koy jënd moom laa koy jox aji daal di ñëw Tiwaawan jox fas wi Seydi Hadji Malick ni ko man de dama gis mu rafet rek ñu jaay ma ko ma yéene la ko jox naa la ko aji mu woo Ngunta ni ko Ngunta kaay mu ñëw mu ni ko yàlla ñëw na indi na beneen fas Ngunta xool fas bi si kaw si ni ko góor gi sama fas waay kon nag dab nga sa fas wi gis nga yooyu yàlla bi doon def loolu mi ngi fi ba tey gis nga tarbiyu boobu nag nga def si xale yi xale ba nu sopp Seydi Aboubacar fopp si Hadji Malick sopp la Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ku la gis jox la wàccu ñoom ñëpp nag benn bés xam nga Pape Camara la xam nga kan si xale yi xam nga ni may def rek si mission su ko simee sama xaalis yëpp ma bàyyi ko si biir ma dem Carrefour dajale samay téere ba mu bare dem bay bëgg fay rek ma lamb sama poche dara nekk diggante bi ma yeggee ni dara nekk sans poche ak bi may albatiku ki ma ni ma sëñ Mansour ma gestu muy Pape Camara mu jox ma benn kiiw 100 000 francs ni ma maa la ko jox aji ma ni ko yow de sëñ Moussa moo ne loolu nag éducation la bu nga xam ne bii ñu ngi si sant yàlla mooy doomu mag ñi lawla kaana min alquruni min qablikum ulul baqiya yanhawna an alfasadi fi l ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattabaa alladina zalamu ma utrifu fihi wa kaanu mujrimin yàlla nee na su fekkoon ni woon amul woon ñi leen fi jiitu tegu si yoon jub xoj tegu si siraatul mustaqim lépp luy safaan ñu taxaw ba du am yanhawna anil fasadi fil ard te mu ni ñooñu maa leen jubal maa leen tànn jubal leen te lu tuuti la ñu yàlla su dee tagg toujours minorité lay tagg du tagg mukk majorité yàlla nee na su du woon man ma tànn ñooñu minorité boobu teg leen si yoon ñi taxaw nag xelal leen lépp lu nga xam ne lu bon la daan taxaw ba du am kon tey yiw bi du ngeen si jot kon tey góor gi Moustapha Camara lii nga transmettre xale yi doo leen ko transmettre mais da nga bokk si mag ñi nga xam ne yàlla moo leen tànn jubal leen teg leen si yoon soxna Fass ñu ngi lay Fass ñu ngi lay ndokkeel di leen ndokkeel si bés bi
di leen ndokkeel si marrainage doomu mag ñi rek ñoo nekk moo xam ñu jógee Grand Dakar moo xam ñu jógee Pikine moo xam ñu jógee Yeumbeul moo xam ñu jógee Fass ñëpp doomu mag ñi la kon nag ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla li mu sax ndax lii du liggéey bu tuuti moo tax ma fonk bés bi su ñëwee bépp ité bu mu am dam koy bàyyi ba bés bi passé ma dem si leneen wax naa ni tey Istanbul laa waroon nekk wala ma dem si suba si ñaanal bi doon ñaanal Ousmane Seck ñu ngi nuyu El Hadj Madické Ndiaye di nuyu Souleymane Bay Billy di ñaan yàlla mu fëgg ay cëram di nuyu sëñ Issa Touré di nuyu El Hadj Adama Dem yóbbante bi mu yóbbante góor gi di ko sant si di nga xam ni moom la doomam yi di taxawee yóbbante bu rafet la ñi nuyu le maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall nekk fi waaye teew na di nuyu Pape Madiop Diop maire de Grand Yoff xam naa dafa am ité moo tax mu dem di nuyu Banda Diop maire de Patte d'Oie d'accord na waaw di nuyu Aminata Diallo di nuyu Ablaye Der délégué de quartier di nuyu Bassirou Fall délégué de quartier di nuyu Babacar Ndaw responsable politique di nuyu waajur yi nga xam ni ñoo ŋànk daayira bi uuf ko tette ko ba mu àgg fi mu àgg tey di nuyu Adja Salimata Diallo présidente d'honneur Adja Khady Sagne présidente d'honneur Adja Aïda Ba présidente d'honneur Adja Fatou Cité Yara Adja Fatou Camara yi ñooy marraine yi Mélanie Mendy présidente des femmes catholiques xam nga ñooñu ñu am solo la daaw bi ñu ñëwee ndeysaan ak chorale bi ñu jàng fii ñu jox leen kàddu yi ñuy wax ñu génne benn woyu sëñ Babacar bi woyu cosaan doo xalaat ni yow catholique xam na ka ba kay woy mi sallu rabbi salli rabbi sallu ala nabi yaga may ma gis nga woy wi woyu cosaan woyu mag ñi la ma dégg ka mu bett ma mu mel na woy wi dafa incrusté si sama mind quoi kon li nga xam ne dafa incrusté si sama xel damay toog xam nga dana am benn woy day toog pendant une semaine nekk sa bopp foo dem moom rek muy ñëw te li nga xam si ay woy ay junne woy waaye semaine boobu wala fan yooyu wala bés boobu woy woowu rek ay ñëw te doo xam lu tax waaw laaj bay doone moom la daan accompagner muy woyu cosaan mu nekk sama xel man dama gërëm woy yi ñu woy Sëñ Babacar dama jàpp ni woy yooyu da ko war jàngale si lycée ndax richesse philosophique bi si nekk waaye ren la ilaha illallah ma jógee gàmmu kër Alaaji Mali si Zawiya di dox ba ñëw si gàmmu Sëñ Babacar di romb war dem kër Sëñ Mansour mu ñëw ba foofu rek ñu teg woy wi ñi ngi agsi si rafetul doomu gaynde rafetul doomu gaynde njaay wati wasoon jaxasoo xariya yaa kay indiya loxo yi rafetul doomu gaynde njaay wati wasoon jaxasoo xariya
yaa koy indi yaa ma daal di ñëw ba foofu dégg woy bi daal di dem avancer dellu si waat mu nekk philosophie bu nga xam ne bii lié à l'actualité de l'époque maa ngi doon doolaa génn benn bokk yaakaar ñu may wax naa ma rafetul doomu gaynde jaay wàccu waaso jaxasoo xar yi ñan ñooy xar yi ma daal di taxaw déglu way wu neex a neex a neex ñu ubbi haut-parleur yëpp ba toog ci diwaan di ko déglu sama rangoñ daal di tuur xam nga lan moo ko tuur li ko chorale catholique bi jël ba fàttali ñu ko man mii sëtu Sëñ Babacar xam nga lu tax la ñoo tuur góor gi Abdou Dieng talibé Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha dafa ñëw di ma tàggu di dem Makkatal Mukarrama su ma musaan dem Makkata nekkuma fa sama appartement laa koy jox mu dem Jadda dëkk fa ba li muy def yëpp mu def mu ñëw tàggu ma ñaanal ka mu woyal ma woy woowu rafetul doomu gaynde jaay waccu waaso jaxasoo xar yi te góor gi philosophe mu daal di dem quelques instants rek Jamil Dieng de télévision woo ma ni ma góor gi kat ajam mi ngi ko commencé Médina waaye yàlla def na di gën si moom kon fu ma déggee woy bi dañ may fàttali góor gi Abdou Dieng njaga rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa loxo yi rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa sukar xar yaa bi ci moom la du caaxaan dafa war del àll moo gën a weeglu salli rabbi sallu ala nabi dafani rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa dafani rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa buga xar yaa bi ci moom la du dafa war del àll moo gën a weeglu salli rabbi sallu ala nabi loxo yi rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa dafa ni rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa buga xar yaa ci moom la du caaxaan dafa war del àll moo gën a weeglu salli rabbi sallu ala nabi loxo yi xanduwul dafa laatu toog dinu seetaan sunu jëflante ak gaynde yi mu baay xalifa xanduwul dafa laatu toog dinu seetaan sunu jëflante ak gaynde yi mu baay loxo yi xanduwul dafa laatu toog dinu seetaan sunu jëflante ak gaynde yi mu baay dul dafa laatu toog dinu seetaan sunu jëflante ak gaynde yi mu baay salli rabbi sallu ala nabi loxo yi bu nu jooy gaynde bay nay gay dete booful mu di xat baabaram ku seddu du ñeete defe nii bu nu jooy gaynde bay nay gay dete booful mu di xat baabaram ku seddu du ñeete loxo yi bu nu jooy gaynde bay nay gay dete booful mu di xat baabaram ku seddu du ñeete rafetul doomu gaynde njaay wacci waaso jaxasoo xar yaa koy indi yaa
sablu salli rabbi sallu ala nabi ma ni nañu wayloo te ngoy ci ñoom bañ a taay bañ faagat waxoon nañu ko lu jiitu nañu wayloo te ngoy ci ñoom bañ a taay bañ faagat waxoon nañu ko lu jiitu su fi mbax doon saxal ko kii du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg tey salli rabbi sallu ala nabi loxo yi bu fi mbax doon saxal Mambay du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi bu fi mbax doon saxal Dabakh du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Njaay Xalifa du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg su fi mbax doon saxal Njaay Xalifa du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Siifur Gay du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi bu fi mbax doon saxal Baay Siifur du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Njaay Xalifa du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Seydi Jamil du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg Seydi Jamil su fi mbax doon saxal Jamil du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Jamil du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Jamil du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Jamil du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Maktoum du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Pa Ablaay du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Pa Ablaay Si du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Pa Ablaay Si du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Babacar Si du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Babacar Jamil du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Maktoum du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Al Amin du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Amin du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Soora Mbay Si du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mansour du fi jóg wallaay su fi mbax doon saxal borom daara ji du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mansour du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Habib du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Habib du fi jóg wallaay su fi mbax doon saxal Gordi du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Mambay du fi jóg wallaay su fi mbax doon saxal Marème Yade du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Marème du fi jóg loxo yi su fi mbax doon saxal Aziz Diagne du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Aziz du fi jóg wallaay su fi mbax doon saxal Baay Siifur Gay du fi jóg tey bu fi jër doon saxal Siifur du fi jóg tey ku di soppeem jëflante te raw ñaari lamp sax lay niite salli rabbi sallu ala nabi wallaay su fi mbax doon saxal Jamil du fi jóg tey su fi jër doon saxal Jamil du fi jóg Seydi Jamil su fi mbax doon saxal Jamil du fi jóg tey su fi jër doon saxal Jamil du fi jóg su fi mbax doon saxal Njaay Xalifa du fi jóg tey
jër doon saxal mam bay doo fi jóg jërëjëf ngeen may ma rek ma dugg ci sujet bi le monde d'aujourd'hui parce que dama ni thème bi dafa indi plan wu boppam le monde d'aujourd'hui et quelle place la spiritualité peut fournir aux jeunes d'aujourd'hui. Je viens d'une conférence internationale à la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes. Avec le Fonds monétaire international, il y a de cela 15 jours. L'emploi des jeunes est la question essentielle du monde. Il y avait tous les parlementaires du monde. Même saoudiens yi ñoo ñu nga xam duñu faral di fekkee daje yu mel noonu koweïtiens yi ñëw jordaniens yi ñëw iraniens yi ñëw turcs yi ñëw mexicains yi ñëw australiens yi ñëw béninois yi ñëw maliens yi ñëw. J'étais le seul Sénégalais en tant que parlementaire sur un sujet aussi intéressant, aussi fondamental, l'emploi des jeunes. Nous sommes dans un pays où 65% de la population a moins de 25 ans, avec tous les problèmes que ça pose au niveau de l'éducation et de la santé. Parce que nous sommes en campagne électorale, nous devons élaborer ton programme pour les jeunes. Pour caractériser le monde d'aujourd'hui, le sujet que vous m'avez demandé de traiter est à la fois ambitieux et complexe, mais la perspective dans laquelle on l'aborde peut en être assez aisément située. En effet, dans un monde déshumanisé, les valeurs simples et humaines de justice, de générosité, de solidarité, de tolérance et pour tout dire d'humanité ont besoin d'être revisitées. Ces valeurs, les constitutions républicaines et les textes fondateurs des grandes institutions n'en ont pas le monopole parce qu'elles ne sont rien d'autre que les pièces essentielles du vieux dispositif monothéiste de résistance à la barbarie. Conférence bi abordée en 2009, j'étais invité à Columbia University avec un parterre de grands connaisseurs du Sénégal. Il y avait Souleymane Bachir, il y avait Mamadou Diop, il y avait Viladon, de grands spécialistes. Il faut réfléchir sur le Sénégal. Comment se fait que le Sénégal, quel est le rôle des conflits? Comment se fait-il que nous sommes en coup d'État? Comment se fait-il qu'il y a un problème entre les religions? Comment se fait-il que confessions vivent dans l'harmonie? Quel est l'impact des conflits sur la démocratie? Quel est l'impact des conflits sur la cohésion nationale? Ouais, aujourd'hui, nous sommes ici à nous pour un ami qui est aux États-Unis, de nous gagner des a higher loyalty. Wow. La loyauté suprême. A higher loyalty, what truth lies on leadership. La vérité, le mensonge, ak nit. Nit bu nga xam ne bii day fen lu wax dëgg. Et ki ko bind mooy kan? Moi, l'ancien directeur du FBI. Si quand le si le président de la République, Donald Trump, qui a amené moi pendant plus de 17 ans les renseignements généraux des États-Unis. Moi, le président des États-Unis, ni éthiquement, le président des États-Unis n'est pas équipé pour diriger les États-Unis.
ne jikko yu waroon daje si moom pour mu mën jiite dëkk bu mel ne États-Unis jikko yooyu dajewul si moom. Vous êtes l'ancien directeur du FBI ñëpp xam nañu le rôle que le FBI joue au niveau des États-Unis. muy téere bi nga xam ne bii dafa génn si suba si ngoon mu jeex nit ñi di booxante si librairie yi pour am ko waaye kilifa gu mel na Donald Trump dit le président du plus grand pays du monde son directeur des renseignements généraux il n'est pas équipé éthiquement et moralement pour diriger un pays tel que les États-Unis. Donc, déclaration te moom day daanu de parce que dafa def ay déclaration bare au niveau du FBI xam nga FBI su la interrogé nga fen après ñu découvrir ni fen nga 5 ans de prison nga yam ak ko mun ci doon nag te moom fen na ba reconnaître ni fen na suñ ko tëgg itam day daanu. Kon la question éthique jikko yu war a rafet makaarimul axlaaq yi nga xam ni moo war jiitu si yow c'est une question fondamentale dans l'éducation des gosses. adduna boobu si dañuy dund makaarimul axlaaq amatul jikko yu rafet amatul fenn ngay gis partout te yenn saa yi da ngay soo rus xam nga ban bés laa rusee mais dama rus bëggatuma wax sax nekk Sénégalais xam nga bi Macron demee Ndar dañoo ñu ko classe bi 28 personnes la 28 élèves ñoo si nekk. Yaraax la waaw ñu yóbbu ko Yaraax mu ñëw ñu waxloo xale yi xanaa fen foofu la commencé xanaa tricher foofu la commencé et il s'étonne que les épreuves du bac soient fuitées ñu waxloo xale yi ni suñu leen laajee rek wax leen ni 28 rek ngeen fi xam nga foofu ngay xamee ni ñi ñuy jiite fii ay cuuna la xam nga ku day ne le président de la France di dem dans la banlieue dakaroise la chancellerie qui est là privé na de si lépp boo wax ni ko soo demee dans la wax ni la xale yi 28 la nu waaye du dëgg suñ ko defuñu seen liggéey et daf ma wóor ni ma xamee tubaab bi préparé nañu Macron ñoo piégé le président de la République mu tombé si piège ndax xale bi dafa jóg dañu jóg waxee mu ni ko mais depuis combien de temps vous êtes 28 xale bi ni ko depuis 2 jours nit ñoo nga xam ni dañuy fen di fanloo seen njaboot donc doon nekk àdduna bu nga xam ni bii makaarimul axlaaq yi def na waaye makaarimul axlaaq seen nécessité mi ngi fii ba tey ndax dama ni ce sont les trompettes de Jéricho et l'appel à la paix durable de Moïse qui souffle depuis la Torah sur le Talmud et le Nouveau Testament. On retrouve la même tonalité dans le Coran dont l'humanisme détruit les murailles de la haine. Esprit de l'humanité de l'homme, toujours qui inspire les livres sacrés de la Chine et de l'Inde, qui guide les muses des poètes de la mythologie grecque et de la sagesse des anciens comme Kotch Barma, et l'incandescence spirituelle de l'âge Malik, de l'âge Malik, de Serigne Touba, qui aujourd'hui taraudent nos esprits et qui sont les pères fondateurs de la spiritualité sénégalaise. Il convient de répondre avec sérénité à des questions aggravées par les polémiques, les confusions, les amalgames, les passions et les peurs, les violences nourries par le cycle infernal des agressions et des ripostes depuis le 11 septembre 2011. Il y a une pétition, je vais caractériser
adduna bi ñuy dund yéen ñëpp déglu ngeen les 300 ñi signé la pétition de la lutte contre l'antisémitisme. 300 Français et non des moindres, un ancien président, ancien premier ministre, la crème de l'élite française, Nyom Bernard-Henri Lévy, Nyom Michel Onfray, Éric Zemmour, Alain Finkielkraut, Pascal Bruckner, c'est-à-dire la crème de la crème. Nous avons une pétition qui dit que nous avons si Alxuraan dañ ko war a effacer. loolu mooy adduna bi ñuy dund tey islamophobie mun nu xajoo islam wax ni islam dafa nekk diine ju nga xam ne ji qui appelle à la haine et qui appelle à la violence. Est-ce que yéen islam boobu xam ngeen ko yéen ñi nekk fii si Sénégal man nekk islam Alaaji Maalik laa xam ak seen Tuuba xam ni l'amour de l'autre, l'amour du prochain si loolu la lay tàggat waaye ñu wax ko waaye su ko waxee jullit yi dañ tëdd di nelaw soo gisee ñu tontu sax duñu ay jullit ñooy tontu loolu su fekkee ni un texte d'importance historique mooy am la violence contre tous les textes sacrés dans les éliminer dëgg la wala dégg à commencer par l'hymne national français. L'hymne national bi lay lan lay wax aux armes citoyennes formons nos bataillons mais ko ku ko ñemee wax tey wax dama rek tey kan moo ñemee taxaw France ni aux armes citoyennes jël leen gànnaay yi citoyens yi formons nos bataillons à l'attaque de la place de la Bastille kooku kan moo ko ñemee wax waaye nag su fekkee ni tu veux être juste par rapport à la France da nga koy replacer dans son contexte de l'époque qui était la prise de la Bastille en 1789. Un ton, une façon de parler qui se justifiait tout à fait. Mais su fekkee dañu jël ay aaya Alxuraan muy ay aaya yoo xam ni c'est des aaya violents nañ ko replacer dans le contexte. L'islam est la seule religion bu nga xam ni bii aaya yi nekk ci Alxuraan yëpp dafa am lu ñuy wax asbaabu nuzul. C'est-à-dire aaya bi ka Yàlla di wàccee si ban contexte la ko wàcc pour que ñi parce que xam nañ ne 1000 ans après daanu jëfandikoo aaya bi su fekkee fàtte nga yan contexte la ko yor yàlla wàccee rek yaa ngi bañ islam parce que avant de conceptualiser il faut contextualiser asbaabu nuzul nag dans le Coran en tant que stratégie cognitive de connaissance et de communication il faut que nga indi ko pour comprendre aaya ñun ñoom seen yoon nekk si c'est violent. Ce sont les mêmes gens ñoo tëj Tariq Ramadan ñoo tëj lu Tariq Ramadan tëj rek man defu leen dara mën naa war si kamin ci liñ ko wax Tariq def man maa ko jëkk indi fi man du ma jaxasoo kuy jaam maa ko indi fii pendant 8 jours mu defoon nu 8 conférences fu nekk mu dem fa ngeen ñëpp fekke ngeen ko bi ñu defee le débat à la télévision avec Iba Der Thiam avec Penda Mbow avec Souleymane Bachir Diagne Mamadou Diouf ak man mii ak Mokhtar Diagne le lendemain le président de la République Abdou Diouf daf ma envoyé une lettre de félicitations tellement les propos étaient pertinents muy jàmbaar maamam Hassan Banna ñëpp respecté ko di borom xam-xam dem jàng tubaab bi bu mandi si seen xam-xam na utiliser seen xam-xam du leen duma amul benn intellectuel français de haut niveau bu nga xam ne bii tase nga Tariq au niveau de la télévision te daaneelu la jàpp naa si loxo ba kay yóbbu ko mu aji yóbbu ko mu omra ji su ma sànni yow sama kër lay dal ak jabaram ak ay doomam ak jëta maa ko jëkk indi fi ce sont ces mêmes gens qui ont signé la pétition ce sont ces mêmes gens ñooy wax lu ñaaw lu ñuy wax Tariq Ramadan ce sont les mêmes gens qui ont conduit Sarkozy a bombardé la Syrie et aujourd'hui Macron est en train de bombarder la Libye et aujourd'hui Macron est en train de bombarder la Syrie. So leen waxee une ingérence. Pourquoi nous ingérer en Israël? Bi nga xam ni tous
les jours mi ngi bombarder le peuple palestinien et les mêmes gens yëkkatiwuñu le petit doigt pour contester loolu mooy monde bi ñuy vivre monde la bu nga xam ne bii bëgguñu islam moo tax il faut musulman yi ngembuwaat taxawaat xam ni kenn bëggu leen te sama si xayma yi nee na ku nga xam ni kenn bëggu leen da ngay bëgg sa bopp te jullit yi war nañu bëgg seen bopp war nañu taxaw beneen taxawaay jàngaat seen ay textes. L'islam est une belle religion, le Coran est un beau livre. Musuma gis livre bu mel na Alquran ku xamul Alquran rek perte te da ngay jël ay aaya ay yu nga xam ne yi ñoom mën nga leen si tontu. La violence ne vient jamais du côté de ceux qui appellent pour Dieu ñi nga xam ne ñooy woote pour jël nit ñi yóbbu leen si yàlla ça ne vient jamais de ce côté-là. C'est le côté des ennemis. moo tax sa maam si Hajji Maalik ni ka ataawal kufru fi zulmin wa jawrin وقال جوري مودني فقاد الكل عن دين دفلني فقاد الكل عن دين مودني فقاد الكل عن دين لدي سنينا محمد يا رسول الله سنينا محمد يا رسول الله سنينا محمد يا رسول الله سنينا أتى والكفر في جوري وصل دفلني أتى والكفر في جوري وصل دفلني فقاد الكل عدي لقيت من وسيلتنا نفاتي مودنا تبين رؤوسنا في كل دين دفلني تبين رؤوسنا في كل دين سنينا لعدكم محمد يا رسول الله سنينا واو محمد يا رسول الله سنينا تبين رؤوسنا في كل دين دفلني تبين رؤوسنا في كل دين مودنا دعا من لا يجبه ينال حلقه ومعتبر يساب بغير دين مودني على المختار حيرة دون ميل دفلني فلم يقدر بحقي دفلني وبالهدي دعينا غير قول لفتك وبالإرسال سدنا كل دين لفتك وبالإرسال سدنا كل دين سرينا محمد يا رسول الله سمعنا ومولد بسرف الوخير لفتك وفحام ثم سرور ثم يوم مولدني وحام ثم سرور ثم يوم لفتك وفحام وسرور بالزمان سبع بكر دبل لفتك وفحام وسرور بالزمان سبع بكر دبل لفتك وفحام وسرور بالزمان وعمليا لفتك وفحام وسرور بالزمان كسب النبي لفتك وفحام وسرور بالزمان وعمليا لفتك وفحام وسرور بالزمان مصطفى يا بقي جميل فحام وسرور بالزمان مصطفى كمال لفتك وفحام وسرور بالزمان مصطفى كمال لفتك وفحام وسرور بالزمان مصطفى كمال لفتك وفحام وسرور بالزمان مصطفى يا لفتك وفحام وسرور بالزمان مصطفى مو بقي جميل فحام وسرور بالزمان وعمل يلفتك وفحام وسرور بالزمان بكر بلنا مونا فحام وسرور بالزمان بايسير جميل الله فحام وسرور بالزمان بايسير جميل الله فحام وسرور بالزمان سيما بكر بلنا مونا فحام
وسهر مولى خمال كل نبي فحام وسهر مولى خمال كل نبي فحام وسهر مصطفى يا بقي جميل فحام وسهر بكر صبي سيدي جميل فحام وسهر بكر يا بقي سورة فحام وسهر بكر يا بقي جميل فحام وسهر سيدنا بكر سجل نمونه فحام وسهر خليفة وقت نلقي سيخ ففضل خليفة وقت نلقي سيخ ففضل مودني وعام نسم سهر مودني أتى فيه الهدى دبلني سرور في سرور مودني وحيد دون أعياد دبلني ربيع وسناتي مودني ربيع وسناتي دبلني بحامل فيل يوما جمعك ومولده جمعك ومولده لغيبك جندو جيكور كتساقو ينتبه لغتك للا جرى جرى نما بالله والله سنوى جانة ببدنة أكار فدوى مولده لغيبك جندو جيكور كتساقو ينتبه لغتك للا جرى جرى نما بالله والله سنوى جانة ببدنة أكار فدوى مولده لغتك أسيل الخد تاب الخد لين الرد علي ولين تفسيها تدري من الدماء مولده